mi la problème mu day média day dañoo tribune yéene kaay ne problème mu day média yooye waaw soutien yi day njàppandal nga waaw ma ngay jógee nag ca bitim réew dëgg la parce que doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Afrique yi la ci réewu nasaraan ña kay waaw ñoom ñëpp ña ngi cay jàpp nag laa la wax lu ñu mën waaye gis nga patron de presse Sénégal yi la waaw ñoom daal fi mu nekk nii ay tànku jàmm ci boppam lañ ca bëgg a dox waaw maître Assane Dioma Ndiaye ci alerte yéene kaay waaw daal dinay naqaru nag jëf ci nga xam ne kon moom la ñu def waa des médias day Sen TV ak Zik FM te gis nga nag ca jamono jooje waaw politiciens yi la ñu ngi préparé seen élection locale yi de le témoin yéene kaay ne xeexu Ndakaaru Ndiaye jël Jóob ji la coalition yëpp seeni dunq dana ca ruus de danañ ca bàyyi seeni dunq de réew mi quotidien ne waaye gis nga sëtti waawoon gré la fa xew waaw mété ay dënnu asamaan su yëngu maar di taali ndax ñenn ci waa yeewee askan wi day ñoo dem ànd ak maire ba Jaañ si Mbeng waay Samba ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar maa la ko wax le quotidien yéene kaay ne gis nga wàllum investiture yi la waaw ak ñaxtu yeeg yooyee ci biir coalition yi daanaka ñëpp a nga ca taabal ba de mbir mi kay fi mu nekk ni la mété ñuy wasin mbir mi miti na génn xeetu miti koo xam ne jéggi na dayoo gis nga ci diwaanu Ziguinchor waaw waa APR day ñaanalante nañ ak Abdoulaye Baldé la ilaha illallah ca diwaanu Ndar géegale Cheikh Bamba Dièye waaw naqarlu na nag wàllum politicienne yi nga xam ne moom la yeewee askan wi daal di def ca bërëb boobee box boobu di ne ginnaaw Ndakaaru Njaay jël Jóob Thiès yeewee askan wi day ña ngay tasaaroo ca Ndar la ilaha illallah waaw parce que waa FSD/BJ la ñuy naqarlu mooy wàllum violé règle yeewee askan wi laa la wax waaw parce que waa kër Cheikh Bamba Dièye jàpp nañ ne dañoo bëgg a écarter seen leader bi bëgg a indi Aba Mbaye bu taxaw te vote dem di voté loolee règle yeewee askan wi da koy tere moo tax it procès verbal bi nga xam ne day commission d'investiture ba bindoon na ko ñëpp leen ne lii du ca dal moo tax procès verbal ba daal dinañ koy niilal annulé nañ ko Cheikh Bamba Dièye waaw daal dinay naqaru nag li xew kon ca Ndar géejoogee Sud Quotidien ne Ziguinchor Macky Sall day Benoît Sambou ak Seydou Sané la tànn la ilaha illallah moo tax it Abdoulaye Baldé daal dinay gedd génn na Benno Bokk Yaakaar terminé ne kaa ne waaw parce que Abdoulaye Baldé nag daa jàpp ne dañ koo wor box boobu li ne Abdoulaye Baldé kay dafa mer ba futa laa la wax nee na Macky ma trahi Macky Sall wor na ma te Macky Sall respecté wul kaddu ga mu waxoon laa la wax moo tax it Abdoulaye Baldé daal dinay génn nag Benno Bokk Yaakaar te dana créé ci coalition fay caution bokk ci élection yi lée te gis nga Abdoulaye Baldé daxul sax ànd ak Ousmane Sonko mi ci élection yi laa la wax la ilaha illallah l'observateur ne te gis nga Abdoulaye Baldé ak Ousmane Sonko bu ñu àndee waaw mais loolee musiba mbaa ba kumba la nar a nekk ci waa Benno Bokk Yaakaar ca Ziguinchor yow maire Ziguinchor ànd tam ak Ousmane Sonko bi nga xam ne moo gagné élection présidentielle yi ca Ziguinchor mais loolu ba lu fetel bi leen di rey la waa kër Macky Sall lu fatal lay nekk laa la wax sur sa année Benoît Sambou la ñu daan na ci place su Doudou Ka ak Abdoulaye Baldé waaye Macky Sall est-ce que lii mu def tam nekkul risque lii kay magum risque la direct news ne Macky Sall kay jël na maire Ziguinchor jox na ko Ousmane Sonko non maire ba moom boo bëggee dégg dëgg Macky Sall jox na ko Ousmane Sonko yow Benoît Sambou mi nga xam ne daanaka li muy nekk sax ci terrain bi bariwul tànn biñ ko tànn ni la kenn xaaru ko woon Abdoulaye Baldé ak Doudou Ka kay waaw kay ñoo mënoon a gagné Ziguinchor léegi nag jàppal na Ousmane Sonko moom ginnaawam ba nang libération yi ne kaa ne audience baa ko indi de Macky Sall da leen a recevoir Doudou Ka Benoît Sambou ak Seydou Sané daal di wax Doudou Ka ne ko bàyyil Benoît Sambou dem ca mairie ba Doudou Ka ne ko garaawul d'accord naa li indi coow li yéene kaay Cheikh Mbacké gis gi ne mais gis nga nag Dakar Kaolack Thiès ak Kaffrine waaw foofee moom séisme xam nga suuf su yëngu biir Benno Bokk Yaakaar foo nara doy waar goo xam ne maar di Italie laa la wax waa Grand Place de ca Kër Massar day Aminata Assome Diatta daal di ne door Moustapha Mbeng maire ba waa ji wàcc waaw parce que madame le ministre day première adjointe au maire la ni coppet ak coordonnateur u LDR Yes Doudou Keita ak Oulimata Ndoye source aané yeewee askan wi day tànn nañ seeni candidat en tout cas Dakar Barthélémy Dias lañ tànn Thiès docteur Babacar Diop lañ tànn libération yéene kaay ne waaye Soham Wardini day xeex de ndaw si bàyyiwul de teete parce que moom tam ma ngay mobiliser na taxaw Dakar am box boobu ne Amadou Ba daal di ne dellu histoire nag ci ëttu politique bi parce que Macky Sall Amadou Ba la def léegi coordonnateur national Benno Bokk Yaakaar yéene kaa gi ne Birame Gningue mooy manager u Modou Lo waaw candidat la ca mairie bu Yoff Le Quotidien yéene kaa ne ca Mbour waaw waa parti socialiste d'accord uñu ak Benno Bokk Yaakaar baadu Cheikh Issa Sall miñ bëgg a jiital dama ne la PS d'accord uñu Walfadjri ne ñaxtu yi nekk ci wàllum investiture yi la waaw mais mbir mi kay comme sabar gu taf laa la wax mais la xewti waa woon moom moo amul fenn waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi Askan ñoo bokk benn coalition daañ si mbeng la ñuy liggéey L'Observateur ne xooleen Dakar Ndiaye jël Diop waaw Macky Sall de dafa bàyyil parti socialiste seen ñeenti maire yi laa la wax muy Dakar Plateau Alioune Ndoye koy jiite Saliou Keita day xaar Grand Dakar gële Jean Baptiste Diouf moo koy jiite Ndeye Saly Dieng Diop day xaar Padoa gi Banda Diop moo koy jiite
Cambérène gee maam Amadou Samba moo koy jiite Macky Sall daal benn mairie la jël daal di koy nangu ci bees mooy mairie bu golf bale ca Aïda Sow Diawara Macky Sall nangu na ko ca Medina gee Cheikh Ba mooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar way Samba Messi Mamadou Lamine Diallo ci 24 heures waaw ne Macky Sall daal ña fi nekkoon la indiwaat gannaaw ba mu leen yokkalee ñaari atu yàlla ay maire yoo xam ne tojaange maanaam lañ doon def daal la ñuy continuer wàllum jaxataxatee suuf si la fi maire yi nekkee wàllum guerre par parloo ay maire yoo xam ne impopulaire xuusma ñàpp sa jamono jooje passeport diplomatique yi Sud Quotidien lalli malaanu kiiraangeewu bi ay ak Sall ñaari député yi waaw ajjuma ji la danañ commencé di leen déglu de Dakar Times bale ba daal fi mu nekk nii xam naa ne neexul passeport diplomatique yi déclaration Mahmoud Saleh beeg liste parallèle yi dama ne la bale ba fi mu nekk ni leen neexul laa la wax exclusive yéene kaa ne moo tax yaa xam mbay waaw ay bombu la dóor ca bale ba le saaga nitu président Macky Sall yi maar di taali nee na ay mbele lañu bavardeur ay vagabond ak ay fenkat la ilaha illallah ñii la Macky àndal yaa xam mbay ko wax de du samay kaddu nee na li Mahmoud Saleh wax Macky Sall waxloowu ko yëgu ko jegewu ko gannaaw ko sax la ko Macky Sall yëg nag laa la wax teew gis nga boo jegee président Macky Sall directeur de cabinet dafa war a am noo taxawee Mahmoud Saleh nag man yaa xam mbay maa ne jàpp leen na def na giraawaali gu rëy maa mbay ñaatam la muy wax ne listam boobu muy créé ci wàllum élection yi Macky Sall da ko cee ñaanal d'accord na ca man yaa xam mbay maa leen di wax ne loolu amul li am kay le mandat yéene kay nee na waaye soxna Aïda Diallo moom suuru gàmmu kan moo ko bëggoon a rey waaw lan moo xew yaa xam mbay ci exclusive ne déggoo leen ma de ñii may waxal ay mbele lañu ay vagabond ay kàcc nee na ñooñoo nitu Macky Sall yi de yàlla Macky Sall waa këram waaye nag ak loo leen def ay tojaange yi mënta raw pétrole bi mukk moo tax suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fay tere rek boo paree mën a la alaaji tëjal ñëpp moom lañ doon xaar ñu déglu leen ngir lu jëm ci seen laalu malaanum kiiraayam kon donc ba tey gaañaa ngi ci maanaam procédure bi waaw mais xam nga Mambay man li ma cee bañ mooy nañu poursuivre procédure bi jusqu'au bout mais bu ñu yem ci sacrifier noonu laa ko mën a tuddee ñaari nit parce que du ñoom ñooy defar passeport diplomatique je le dis je le maintiens je le répète am na ñeneen ñu ci laale te loolu su ma koy wax dama ci njëkk duut baaraamu joxoñ ñi nga xam ne ñoom ñooy ministère des affaires étrangères parce que passeport diplomatique defaroo ko député bi defaru ko am na ay kayit yoo xam ne yóbbu nañu ko ñu jox leen passeport diplomatique fan la kayit yooyu jógee ñan ñoo leen jox yooyu les passeports diplomatiques mënuñu ko yemale ci ñaari député assemblée nationale dañu war a poursuivre cet effort jusqu'au bout bu fekkee ne dañoo jàpp ni dañu bëgg leeral mbir mi bu mu yem ci député yi procédure bi day suivre son cours jàpp naa ni dinañu dindi seen malaanub kiirlaay parce que yoon may na assemblée nationale ndax noonu la ñu mën a def ba mën a àggali liggéey bi ci lu jëm ci wàllug leeral mbir moomu mais buñ ko yemale ci ñaari député parce que coole bari rek ñoom ay passeport yi ñu yore woon du ay faux passeport de passeport vrai lañu yore waaye fañ ko jëlee ak anam yi ñu ko amee loolu ñëpp bu dee dañuy topp rek nañ topp ñëpp voilà El Hadj yéex na peut-être nit ñenn ñi noonu lañ ko jàppee waaye ba tey nag xel mën naa dal ne kon mbir yi dañ ko amal si tëddee ñaaxaanaay li ñu am baax na parce que mu ngi dal xel jàpp naa ne ba am leen dina gën a yaatal bunt bi parce que ñoom xëy na mënoon na nekk benn barrage ci enquête bi mais bu ñu fexee ba dindi seen balaa nu kiiraay ñoom ba ñu dund li ñi ñi jëkk a jàpp yu dund xam nga ñi ñu jëkk a jàpp ñoom ñoo lawal enquête bi ba ñoom seen tur génn ci bu ñu ko gënee topp dina am ñeneen ñu génn parce que am na ku ma dégg mu wax ko ci plateau yu Sen TV bëkk démb mu ni bu ñu wax donc passeport diplomatique parce que passeport diplomatique am na leneen lu gën a graaw wala lu graaw comme moom te nekk trafic nekk ci biir muy extrait de naissance yi nekk ci biir muy certificat mariage yu nekk ci biir nga xam ni ci ay sources yoo xam ne yenn journalistes commencé nañ koy révéler sukkandiku fu wóor que am na ci ñu dem ci passeport diplomatique yooyu seeni certificat de mariage dañu ko jënd ci ay maire waaw donc sëñ Saliou Guèye wax na ko ci plateau bu Ndumbelaan ak ay firnde yu leer yoo xam ne député yi ko doon tàkkale bi mu leen wanee ay preuve am xam nañ ni lu am la donc loolu enquête bi yuux mën na jib fu ñu ko foogewul gis nga est-ce que xam nga enquête bi mun na sax
mun na sax laal mun na sax répercuté wu ci local yi. fa nu ko yaakaarewul woon. waaw am na ñoo xam mën nañoo foog ne ay candidats la ñuy doon. te xëy na mën nañoo sax bañ a dem ci élection yi. dina law de. li ci kanam raw li gët en tout cas askanu Sénégal ñi ngi toog di xool mbir yi fa muy mujj wala na war nante di mujjee xi gëtam ndax xam ngeen ne kon concessionnaire yi borom camions yi nga xam ne ñooy toon ni balit mi ñoom nag dañu sooboon ci ab ñaxtu dakkal nañu ko niki démb ndax nag dañoo gis ne buñ sukkandikoo ci ko yor seen kaddu bañ jokkoo moom ci téléphone nee na waa UCG nangu nañu kon génne ñaari milliards si juróom-ñaari milliards yu ñu yoreel concessionnaire yooyee si feex ñaari fan lañ leen appal nee na nag ñooñu sax tey ji dañu amal ak ndaje ak day waxtaan seen biir ngir xool mbir yi na muy doxalee Ndongo Fall ñu teew lay kàddoom. Mass Thiam coordonnateur bi wax nanu ne yàlla dogal na décroché na ci état bi 2 milliards pour jox nu ko beneen bi ci des itam nee na bu subaa nan ñëw nu toog bureau nu waxtaan pour lu mel ni bañ fee amati looloo tam nag ni di ko rafetlu nag ndax tubaab dafay wax ne après la pluie c'est le beau temps yàlla dogal na nun ay concessionnaire nañu waaye ci dëkk bi lan dëkk te duñu yàq dëkk bi lii nu def itam du lu nu gënal ñoo ngi ci massawu ñëpp di ci massawu président de la république mi nga xam ne mooy suñu njiit nun ñëpp bu subaa oto yi nga xam ne taxawoon nañ yëpp danañ konniwaat seen liggéey ki nga xam ne moom daan jox gasoil la tam te téye woon gasoil bi waxtaan na nag moom lii nu maas wax dégg na ko ba d'accord na ci balaa 48 heures bu soobee yàlla 2 milliards yooyu danañ ko teg suñu loxo. ñu àddu jëmale ci mbiri D-Média ndax xam ngeen ne kon jéego yi ñu def di xukk ak nag dal ci kaw groupe D-Média jubluwuñu si lu dul xoxatal njiital kër gi waaye it njiital gëm sa bopp du samay kàddu pôle communication bu gëm sa bopp mooy ni xam le démb la ñu amal ak janox taskatu xibaar yi Pape Sow bokk sa ñoom jot na saa yëkkati ay kàddu. ñi lii xoqatal la singili la dañ fàttali ni groupe D-Média wàccoo na ak l'impôt fii ci Sénégal banqaas yi nga xam ñëpp ñoo làmboo D-Média banqaas bu ne am na quitus fiscal maanaam l'impôt bindal na la kayit wala ni wàcce nga ak l'impôt li ñuy jaaxal kay mooy lan moo waral taxawaay bii Macky Sall am bu jóg pour yóbbu ay téeméeri sénégalais ci chômage ndaw gëm sa bopp dañu ne ñoom dañuy taxawal moo xam ne dafa mel ni rek setal la boo xam ne dafa aajowoo jëlee fi Macky Sall en 2024 te dañu ànd ak président Bougane Gueye Dany wéyal suñu tëbb tànk fu mu dugg daañu ko fa fekk. jaajëf El Hadj démb gis nañu kon yenn ci ay jéego yu tàmbalee am jëm ci mbiri des médias patron de presse yi ak éditeurs yi ñoom ci boppam dem nañu gis Bougane Gueye Dany ba noppi it namm nañu sax dem waxtaan ak jëwriñ ju dénk wàllum finance ngir ñu xool commission bu ñuy taxawal jëm ci la nga xam ne njiitu réew moo ko waxoon maanaam jéggale groupe de presse yi li nga xam ne mooy l'impôt bi. waaw pour mën a xool lan moo tax mu takk fan la tagga témbee parce que démb ci suba na ngeen si démb ci suba Mamadou Ibrahima Kane mi jiite woon ñooñu ne di waa correct correct la wala CDEPS voilà wax na ko démb ni faaw ñu taxawal commission parce que commission boobu non seulement mooy entamer médiation bi mais itam mooy leeral grâce bi njiiti réew mi wax ana fan la takk pourquoi itam groupe des médias kese te mu bëri yeneen groupe de presse yi nekk ci Sénégal yooyu yëpp rencontre bi daf ci am solo parce que dina bëri yu mu mën a leeral te mun na itam informé wala njiitu réew mi ci am na ci yoo xam ni toujours damay poser question est-ce que président de la République yëg na ko donc pour l'instant fi situation bi toll faut pas ñu mélanger deux choses muy politique ak li nga xam ne mooy groupe des médias parce que toujours communication ñun suñu métier ak kër gi dañu bëgg mu indépendant dañu bëgg mu libre dafay dem ak yoonu boppam mais défendre li nga xam moom mooy dëgg mais itam bañ a seetaan ñu sacrifier ko suul ko donc dañuy rafetlu démarche bi nga xam ne waa CDEPS sa entamé nañu ko bu ñu dégloo benn partie bi waxtaan nañu ak kilifa kër gi Bougane bu ñu noppee dañuy dem waxtaan ak ñi mu concerné donc loolu jàpp naa ni moom dong moo mën a indi solution parce que grâce mënut am ci réew am ñu ko bénéficier wu am ñu ko bénéficier wul donc manquement yi ci am xëy na ay bind demande ak yu mel noonu. c'est facile quoi loolu yomb na régler guerre lu mu métti maam ci table la ñuy toog. waxtaanee ko négocier ko. c'est vrai que nag dañu bokk lépp Sénégal boo nekkee ci problème surtout presse nga xam dafa libre am indépendance ak fi démocratie Sénégal toll. politique yi dañuy ñëw jàpp ci. dugal ci seen loxo nga àndandoo ak ñoom parce que itam ñoom yaa leen defal seen affaire. mais teewul nag. nañ nekk fi ñu nekk toujours xam ni groupe de presse kenn mënu koo tëj Sénégal. mais ak suñu méthode de guerre boo xamante ni bii politique du ñu emporter mukk. c'est important. mu ngoog lu mu ci mën ci doon mënees nañu wax ne El Hadj wax na ko lépp ci waxtaan lay mujj te lii jéego la bu njëkk bu jëm ci ab solution. waaw solution moom dina am
solution faw mu am parce que réew mi ñu ñëpp dañ ko bokk te man sama njort bu rafet du Macky Sall mi nekk njiitu réew mi du opposition bi du ñi nga xam ne ñoom ñooy ay këru tasum xibaar bu ci mel ni des médias ñoom ñooy am benn avantage ci ñuy tëj groupe de presse wala ñuy xoxatal journaliste wala ñuy faagaagal journaliste wala ñu tere liggéey ay journaliste buñ ci génnee mbirum politique gis nga CDEPS li ñu def man jàpp naa ni peut-être que am na jamono buñ ci teeloon a dugg peut-être coow li du agsi fii mais comme def nañu ko tàmbali li nga xam ne moom mooy médiation nee nañu duñ ci sax yam parce que bu ñu paree waxtaan ak Bassirou Samba Ndiass mi nga xam ne moom mooy directeur bu impôt directeur général impôt ndax waxtaan nañu déjà ak Bougane ak ay service am moom mi nga xam ne moom mooy promoteur groupe de presse bi di des médias buñ ci paree dinañ bind benn mémorandum jébbal ko président de la république Macky Sall ne ko nii la mbir mi demee lii mooy ci suñu taxawaay lii mooy ci suñu xalaat mais Mambay au-delà médiation ci lu jëm ci tey conflit boobu nga xam ne am na diggante peut-être le groupe des médias wala son promoteur ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllug impôt dañu war a xoolaat naka la ñuy tàmbaree ba nga xamee ni groupe de presse wala entité yoo xamee ni dañuy yëngu ci wàllug tasum xibaar ñu seet nu ñu leen di jàppale ci lu jëm ci wàllug ay impôt ak fisc parce que bu ñu ñëwee ne la groupe des médias dafa bokk ci lu ñu woowee moyenne entreprise chiffre d'affaires am dépassé wul 200 millions boo ñëwee quelle que soit la situation nga ñëw ne leen da ngeen di fay lu tolloog milliard ak lu tegal wala lu ko xaw a jege dina indi ay jafe-jafe dina indi surtout ay situations yoo xam ni ce sont les employés qui vont en pâtir du Bougane Gueye Dany moom moo ciy sonn coow li mooy peut-être yàlla wërsëgal na ko am na terangam boo xamee ni wax na ko chaque jour mu wax ko 2003 la tàmbali yore business su boppam ak yu ni mel mais am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi bootu ci ginnaaw yooyu les entreprises de presse doon ay employés ci muy des médias muy Walf muy TFM muy beneen groupe de presse E-Média et cetera ñooñu la ñu war a sécuriser nu ñu leen di sécuriser mooy fexe ba outil de travail bi ñu yore emploi yi nga xam ne ñu ngi ciy nekk ñu seet nag la ñuy woyofalee patron de presse yi ubbi yooyu le bërëbul liggéeykaay ba nga xamee ni yenn ci ay daan yu lu jëm ci fisc ak yooyu duñ leen ko teg wala ñu woyofal ko nu mu gën a woyofee lu am solo yéen a ngi teewlu ci Zik FM Sen TV l'officiel waa Fimela également ak Île du Saloum ñu ngi teewlu jaarale ko ci Fimela FM bu Ndella Madior Diouf ñoom dañuy def synchro bi fajar gu jot àndax ñun ci matinal bi wàllum napp mi ndax xam ngeen ne kon lépp juróom benn téeméeri junni ci am liggéey moo xam emploi direct wala indirect te ñu féete ci wàllum napp mi soo mooy ñooñu dañu ñàkk seenum xëy ña ko xam ne moo di fédération internationale des ouvriers du transport ñoom ci boppam diiru ñetti fan ñu ngay am ak lël ngir waxtaan xool nees mën a def ba wàllum syndicat bi doon lu mën a am doole ci wàllum napp mi ci réewu Afrique sow jant Bayla Sow fédération internationale des ouvriers du transport jot na ca yëkkati ay kàddu jàppale suñu syndicat yi ñu gën a am doole gën a aussi suqali ñiy liggéey ci napp bi ñetteel bi mooy ratification yenn convention yoo xam ne suñuy état ñoo ko signé muy convention 188 nga xam ne Sénégal ratifié na ko mais yeneen ñetti dëkk yi ratifié wuñ ko problème mu pêche bi nag bëri na mais lu ñu xool lu ci gën a mag moom mooy nit ñaa ngi suñu géej gi lu ci am mu ngi wàññeeku emploi direct ak indirect plus de 600 000 au Sénégal. ñu àddu jëmale ci wàllu politique bi la yoon naka diwaanu Ndakaaru xam ngeen ne kon coalition bu mu ci manti doon jël Ndakaaru jiite mairie ba lool moo leen tax a jóg ani lu waral lu ni mel tontu li ak Fatou Abdou Ndiaye. élection locale yu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier am solo lool ci way politique yi li ko waral mooy test la ngir élection législative ak présidentielle pouvoir ne opposition kenn ku ci nekk sumbu lool ci booba élection bu nu jëm waaye mel na Ndakaaru upp na seen bopp ñoom ñi nga xam ne ñoo fare ci politique fauteuil bu maire bu Dakar bokk na ci li nga xam ne fi mu toll nii kenn ku ci ne yaa ngi koy xëccoo li ko waral nag bari na poids électoral bi nga xam ne Ndakaaru am na ko waaye it mu doon capitale bu Sénégal am point stratégique wàllu koom bu Ndakaaru
Ndakaaru it am solo lool ci way politique yi ci APR mu mel ne xëccoo bi tar na lool ci diggante Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr Mame Mbaye Niang ak ñeneen waaye yeneen i parti alliés yoo xamante ne ñu ngi koy lam-laamee ci suuf poste ba ñu bëgg rek mooy jiite maire bu Ndakaaru ci kujje politique bi camp bu Khalifa Sall xaajaloo ci diggante Soham Wardini ak Barthélémy Diaz candidature bu Soham Wardini mu mel ne sax dañu ko neenal ci comité de recensement bu candidature bu coalition Yewwi Askan Wi coalition Wallu Sénégal moom it bokk na ci ñi nga xam ne dañoo bëgg fauteuil bu maire bu Ndakaaru bokk na cax li nga xam ne moom moo indi xaajaloo ci diggante ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ci coalition bi ak bokk gis-gis bi ber yoonu boppam beneen coalition di gëm sa bopp teg gët lool mairie bu Ndakaaru lu ñu mel nag dafay firndeel ne Dakar doon na tey bërëbu xëccoo ci way politique yi ndax rek dayo bi mu am fii ci réewu Sénégal. Birahim dafa mel ni coalition yi de ñoom Dakar moo ub seen bopp fu mu nekk nii. waaw xam nga dafa am lu ñu woowee ñetti tendance ñetti mbir yoo xamee ni mu ngi jëm ci Dakar mooy d'abord dafa am c'est une localité boo xamee ni 19 communes ñu ngi fi ñu jàpp ni ku gagné capitale bu Sénégal mën nañu njort ni am nga avance bu am solo ci lu jëm ci yeneen yi ay élections yoo xam ne dañ koy dëgg gis nga réew yoo dem capitale ba enjeu la. dafa am solo. boo demee France Paris mooy enjeu ba nga dem États-Unis ñu ne la ku gagné Washington wala ku gagné New York c'est-à-dire que capitale. surtout que lépp lu jëm ci wàllu administration mu ngi foofu boo ko gagné da ngay jàpp ni vraiment am nga benn avance confortable ci lu jëm ci yeneen i joutes électorales yoo xam ne dañ koy am ba pare quoi qu'on puisse dire Dakar ci wàllu population moom moo ëpp. yeneen i régions yi nga xam ne ñooy nekk ci biir réewum Sénégal mais li nga xam ne moom moo fi ne dafa am des novices bu ñu nee novice mooy ñu ci bees ñoo xam ne peut-être guleet ñu xëccoo Dakar bëgg ko yore. am ñoo xam ne nekkoon nañu Dakar yore woon ko bu ñu xoolee ñu ne par exemple Pape Diop bu bokk gis-gis dina am lu mu bëgg am ci biir Dakar. am ñeneen ñoo xam ne muy waa parti démocratique sénégalais ak seen coalition boobu di wàllu bëgg nañu tamit fësal seen bopp ci capitale bu Sénégal am ñeneen ñoo xam ne peut-être leneen wooye ay troisième larron wala ay deuxième larron mooy ñi nga xam ne ni mosuñoo xëccoo élection bëgg nañu am lenn te buñ ko bëggee am dañu naan ni bu ñu gañee Dakar mën nañoo njort ni def nañ benn avancée ci lu jëm ci wàllu politique muy ay coalition gëm sa bopp ak ñi ñu àndal muy yeneen i coalition yi fi nekk muy coalition bi Ousmane Sonko ak Khalifa Sall nekk surtout que ñooñu Khalifa Sall nekkoon na maire Dakar tey jàpp nañu ni kii di maire Dakar actuel di sortante bi di Soham Wardini ci ñoom la bokk am na kuñ ci jiital tey muy Barthélémy Diaz ak ñeneen ñoo xam ne dañ nekk ci boobu les coalitions pour xëccoo Dakar. Dakar est un enjeu sur le plan politique comme toutes les capitales dans le monde enjeu lay doon muy ci élection territoriale élection présidentielle mais dañuy xëccoo Dakar parce que dañu jàpp ni comme population bi fii la ëpp électorat bi fii la gën a fësee mais bu ñu amee Dakar mën nañ jàpp ni au moins liggéey nañu 50% wu yeneen i mbir yi nga xam ne war nañ ko soxla ci biir yeneen régions yi. El Hadj ban enjeu ngay jox Dakar ci élection yi. ay dina am ay surprise yu bëri ay surprise yu bëri dina ci am parce que dafa am coalition yu juddu ci yeneen i coalition te coalition yu jëkkee deewuñu xam nga taxawu Dakar mu ngi fi ba léegi deewul. Benno Bokk Yaakaar mu ngi fi xam nga am na nu ñuy doxalee ci wàllu politique dafa mel ni dañuy fàtti tuuti wàllu histoire. Soham Wardini tëbul tëb nekk premier adjoint au maire bu Khalifa Sall ci Dakar ville Soham Wardini moo gagné woon Baobab bu Barthélémy Dias jiite. moo nekkoon tête de liste moo ko gagné woon. donc am na force am na base politique am ak AFP ba léegi. AFP bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar Soham Wardini ci taxawu Ndakaaru mu nekk tête de liste xëy na loolu courage am la woon ak fitam la woon parce que nekk AFP génn Benno Bokk Yaakaar jiite benn liste ak taxawu Ndakaaru bu Khalifa Sall ba gagné commune bu mel ni Baobab pour nekk premier adjoint au maire pour ville ñu bàyyi maire bi comme ni ñu doon fale maire bu njëkk doon si comme ni ñu ko soppee tey conseil yi après ñoom ñoo doon falaat donc dafa am doole et gis nga rencontre bi fi amoon après ñu annulé waat ko ci Yewwi Askan Wi donc bari na ay problèmes yu ci am Soham est-ce que day tëdd joxe boppam ñu rendi ko déedéet est-ce que bari na ñu foog ni ñoo ko ëpp base politique li ñu foog loolu mooy réalité bi du tout est-ce que Soham bu fekkee Barthélémy nekk na candidat wu ville ci Yewwi Askan Wi
est-ce que moom Soham mënut a nekk ak liste boppam Baobab ga mu gagné woon bu ñu fàttalikoo ci local yi la weesu. est-ce que Soham sax mënut a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci ville bu Dakar bul fàtte ni yéen ñëpp kenn xalaatul woon ni président Macky Sall dina def Benoît Sambou mu jiite. Casamance. surprise mun na am. Dakar kan ak moo ko bëgg Mame Mbaye Niang bëgg na ko. bëgg na ko Abdoulaye Diouf Sarr bëgg na ko. Amadou Ba bëgg na ko. Moustapha Cissé Lo xëy na du amatul doole ci biir APR mais bokk na ci ñu waxoon ni faaw ñu nekk maire. mais yooyu yëpp nan la ko président Macky Sall di lijjante bu ñu xëyee ni leen Soham Wardini mooy candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci ville bu Dakar mun naa bañ a bette parce que toujours solution la sympathie bi waa Sénégal am ci moom ak waa quartier ak ñaari parti yëpp parce que Soham waa Benno Bokk Yaakaar dañ ko amal sympathie parce que mu ngi toujours AFP waa Taxawu Ndakaar dañ ko amal sympathie parce que ci la gagné woon Baobab gi mu nekkoon xëy na kon bu fekkee am na fu valeur am xaw a desee gum mooy coalition bu bees bi juddu muy Yewwi Askan Wi te bari lool ay problème fi mu nekk nii donc moo tax ma ni ay mbetteel mun na ci am yoo xamante ni bii dina am ñu mbett ci biir Benno Bokk Yaakaar bi nga xam mooy majoritaire mais yeneen mbetteel ci sax bu ñu yeggee ci élection yi parce que Soham du n'importe qui ci wàllu politique. parce que dafa am ay militants mais dafa am ay sympathie te dafa am style politique boo xam ni ay militants yu fidèle la am lentement mais sûrement. moo tax ma ne nañu bàyyi xel bu baax ci Soham du ku ñu sacrifier noonu rek ci façon bu yomb ci Ndakaaru. dañ ci bàyyi xel bu baax waaw ñu àddu jëmale ci waa bokk gis-gis ña nga xam ne génn nañu ci coalition wàllu askan wi ñoom nag andi nañ ci ay leeral la ko waral nee nañu buñ sukkandikoo ci ki yor seen kaddu moo di waa parti démocratique sénégalais ñoom dañoo fuqale ndax nag samp nañu si ay candidat lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ci collectivité yi nga xam ne nag maanaam ci li mukk 571 yi ba noppit candidature bu Pape Diop dañu ko bañ si mairie bu Dakar bu ak it bu Abdou Bara Dolly Mbacké loolu moo leen métti ba ñu wan ginnaaw waa coalition bu demal seen bopp ñu wutali sa Tëngéej commune bu Rufisque Ouest maire ba ci boppam Alioune Mar dem na fekk ji waa gëm sa bopp fas yéene ànd ak ñoom ci jongante gogoxaan yi kon nag mooy doon seen candidat ñoom waa coalition gëm sa bopp ci ville bi foofee sa Tëngéej démb la ñu ko xamle ci ab xaatim déggoo bu am seen diggante ci kanamu militant yi ñu ànd ca Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. Bougane Gueye Dany di président bu gëm sa bopp ak Alioune Mar di président bu ANCP ñu ngi ko jaarale ca convention gu ñu xaatim maire Alioune Mar nekk candidat ci ville bu Tëngéej ci biir coalition gëm sa bopp. am na compatibilité man ak moom fi nga xam ne fa la ñu jëm. moo ci nëbbu doon leen dem sax peut-être bu mu yaakaar ne mais gars yi est-ce que bëgguñu dellu gannaaw non gisuñu loolu. dofum boy tudd turu jàmbur di ci wax lu ñaaw. mais nag am naa sama responsabilité wax li ma xalaat ak bu ma ko mën a doone. tànne foofu Alioune Mar nekk lu tegu te jaar yoon kilifa gi jiite gëm sa bopp nag gannaaw ba mu fàttali yenn ci raison yi nga xam ne moo waral engagement am ci wàllu politique mu xamal ne partenariat boobee ak maire bu commune bu Rufisque Ouest bokk na ca la ko waral la ñu déggu ci ay xalaat ak ay gis-gis. kon bu ñu gisee mag ñu mel ni le maire Alioune Fall Mar nekk ci suñu wet nar ñoo gunge nar ñoo tette nar ñoo jàngal daf ñuy gën a yokk courage et incha allah lépp loo xam ne mu ngi ci suñu kàttan danañu ko def ngir nga am satisfaction fii ci Rufisque. ndaje bi amee ci ambiance suk meeting militant ya takku lool ak responsable yu mouvement ak organisation yi ñoom ñëpp daal di nag wane seen ak solidarité naqarulu li nga xam ne moom moo tegu ci groupe des médias. aci dañuy wutali sa Ziguinchor gannaaw Tëngéej ñu waxtaanee kon mbiri Abdoulaye Baldé ma nga xam ne moom digganteem ak waa Benno Bokk Yaakaar teg nag sa suuf la ko waral nag moo di Benoît Sambou ba nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar ñoom la ñu fa samp mu ne mukk du sa dal dañu ko trahir Abdoulaye Baldé lii moo di ay kàddoom. lu Pastef rek maa ngi waxtaan ak parti yu bëri parti d'opposition yu bëri woon nañ ma xeex bi xeexu politique la donc je pense que c'est politique tous les sacrifices sont bons pour en tout cas nekk au service des populations ci loolu dinañ ko wéyal combat boobu bu mooy jël
retraite anticipée alors que amoon moon 40 ans pour dugg ci biir politique donc ba ma jëloon tous les risques possibles donc xam naa le champ politique est champ impitoyable et donc tous les coups sont permis mais Dieu merci on est là et puis apparemment ce sont les mêmes qui étaient là en face de moi ñoo fi nekkoon 2014 ñoo fi nekkaat dañ leen di duma rek dañ leen duma woon mais dañu mësul sëy boy am di bopp peut-être que dañ doon ngoro mais ngoro bi tax ah loolu lay nuroo de toute façon man béy naa sama waat bu ñu dajee bu ma sëgg peut-être que moom mooy sëgg lépp loo xam ne waroon naa ko si suñu diggante def naa ko donc moom moo nekk ak conscience man ma nekk sama bopp. Abdoulaye Baldé wan na ginnaaw waa Benno Bokk Yaakaar sa Ziguinchor Birahim loolee kan la mën a profiter. ci ñeneen xam nga frustration da am na déjà ci moom mais est-ce que frustration bi day am ci moom xam nga fan yii maa ngi ko doon wax on avait un duo ou un duel laa mën a wax bu ñu bëggoon a samp imposer ko muy Doudou Ka Ousmane Sonko écarté nañu Doudou Ka ci wàllu woowu jël Benoît Sambou ak Seydou Sané Abdoulaye Baldé mais moo yey ne ni du ma toog foofu li tax du ma fa toog mooy je me suis battu ba jël benn mairie téye ko mais li sànq je pense c'est Ahmed qui le disait li mu defoon après mooy ba mu jëlee mairie bi gagné ko dafa jóge ci fa mu nekkoon ci wàllu opposition ñëw wàlliyaan si dugg ci biir Benno Bokk Yaakaar am compagnonnage boo xam ne da ko am ak Macky Sall gis na sa compagnon bi ngay àndal ngeen ànd ba nga gagné nga jël sa gain politique boobu jox ko ànd ak moom mu xëy bés ne la léegi du yow laa fa bëgg samp keneen laa fay teg mais bu dee da nga jàpp ni yow sur le plan politique am nga doole boo xam ne war nga mën a demal sa bopp mais da ngay génn dem léegi nag est-ce que dina am alliance entre Baldé mi nga xam ne frustré la ci Benno Bokk Yaakaar ba génn ndax dina am alliance entre Baldé ak kii di Ousmane Sonko c'est une interrogation est-ce que Baldé day demal boppam face à ses anciens partenaires lañ ko mën a waxee yu Benno Bokk Yaakaar c'est également une interrogation il y aura beaucoup de surprises pas seulement à Ziguinchor mais des frustrés également di nga ko am ci yeneen localités yi nga xam ni ci la ñuy xëccoo li nga xam ne moom mooy mairie parce que niñ ko defee ak Baldé tey dinañ ko def ak keneen koo xamee ni néo APR lay doon wala néo Benno Bokk Yaakaar parce que du vraiment li Macky Sall di soxla en tant que leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais aussi président de l'Alliance pour la République li mu bëgg mooy waa APR fépp foo xam ne mën nañ fa nekk fa maire wala président conseil départemental dafay bëgg ñu nekk fa parce que APR la bëgg ñu gën a fës par rapport ak yeneen partenaires yi ñu bokkal coalition Benno Bokk Yaakaar. voilà le député du peuple gis nañ ni kon jamono ji waa gëm sa bopp ñoom ñu ngi gën a am doole ndax gox bu nekk ñu ngi fay dem di samp mbër jamono jooje yeneen coalition yi gis nañu ba tey ñoom it am nañ ay jafe-jafe mais yeneen coalition yi gis nañ ni muy yànqee fu si mel ni sa Ziguinchor Abdoulaye Baldé na mu leen wanee ginnaaw. jëmbat garab gu am ay xob moo gën a yomb. garab gu wow ba noppi. donc benn tête yi ñëw coalition gëm sa bopp. même bu fekkee yàgg nañu ci wàllu politique ëpp nañoo xeeb parce que dañu am taxawaay bu dëgër ci wàllu base ci wàllu politique donte xëy na situation politique dafay soppeeku ba mun nañu bañ a garder mbooloo mi garder woon mais seen expérience dafay jouer ak benn nit yi nga xamante ni bi amoon nañu ko ci wàllu base donc lu am solo la mais man damay poser question pourquoi Abdoulaye Baldé génn Benno Bokk Yaakaar mais Abdoulaye Baldé bokk na ci maire yi ñu naan basta Abdoulaye Baldé ñaata mandat la am Casamance mais il faut itam ñu bañ a topp Abdoulaye Baldé ci li ko neex ci ni xëy na opposition la nekkoon ñëw na pour dama ni maire yi ku am ñaari mandat dañu la war a changer. mais yeneen maire yi ngi fi Mansour ñoo xam ne ñu ngi ak seen ñaar wala ñetti mandat te kenn mais dañ leen ciy dugal moom Abdoulaye Baldé dama ko dugal ci ñooñu. xam nga démb maire yu Kër Mamassa nga xam ne def na ñeent fukki at ak juróom-ñett. ba di Jimbori. nee na xam na li waa Kër Mamassa bëgg dina ci taxaw. 40 ans xam nga après 48 ans xam na li ñu bëgg. yooyu ay problème la yoo xamante ni bi Abdoulaye Baldé kañ la jiite woon Casamance ba léegi donc man bu ma ko doon xelal tey dama koy wax mu nekk sage mën na am yeneen activité bëri na xam-xam am na expérience am na takkatal ndomba tànk pratiqué na nguur. jiite maire donc warut a nekk avenir am ëllëg foog Sénégal yi jàng jiite commune bàyyi ko ak ñeneen
ñeneen doxal mu nekk Benoît Sambou mu nekk Ousmane Sonko mu nekk képp koo xamante ni bi par exemple Babacar Diop ci coalition Yewwi Askan Wi mais kenn amul profil bu ko gën ci mairie bu Thiès amul benn profil bu ko gën et xanaa doole mu wax ni profil bu maire tey bu Thiès moo gën a baax Babacar Diop docteur Babacar Diop professeur Babacar Diop ak njàngam ak xam ni muy wax doon wax ni profil maire bi Thiès bi fa nekk tey moo ko gën donc moo tax il faut muy am ay changements ñuy respecter vraiment sénégalais yi ci anam gi ñuy fale yow am nga ñaari mandat ki yaa xayti Mawlana parti ba nga nekkoon daanu na askan wa continuer amaat ci yow confiance nga gañewaat bi nga gañewaatee askan wi wóolu la mais yow wóolu woo sa bopp nga jël say bagages ñibbiwaat waaye bu ñuy eggee ci yeneen élection waaye defal ni maire campement defoon Abou Ndiaye ni leen ni du ma nekk candidat bàyyi naa ko xale yi ñu doxal mais loolu moo gën a rafet mais bëgg a nekk ci nguur ba ñit ko ma ni Abdoulaye Baldé lu mu deful woon ci politique amu ko woon dootu ko amaat dootu am mukk privilège bi mu amoon ci nguuru Abdoulaye Wade ci lu wér na jéem a tenter beneen chance parce que li ko àdduna réserver ci ay avantages ak ay prestige moo ëpp fuuf maire bu Ziguinchor kanta nag yeneen question yi ci amaata mooy ci CV ak jaar-jaar ñi nga xam ni ñoom la président Macky Sall tànn Benoît Sambou xëy na mun na bañ a am base xëy na mun na bañ a min terrain mais duñu wax ni amul expérience politique ku àndoon ak Talla Sylla ci ak ñoom Moussa Tine ci bi ñuy créer caabi ji ci élection législative ak Djibo Leyti Ka 1998 personne ñi mu wut a wax ni yow amoo expérience ci wàllu politique boobu ba léegi nga nekk ci nguur dund opposition dund pouvoir ma ni diw xamul dara wala diw mënul kenn du ko wax ci Sénégal ci koo xam ne commencé na def politique depuis 1988 ak léegi mun na nekk dëgg maire bu Ziguinchor gantaa nag Seydou Sané jamono ji am na buzz ndax Casa Sport am na buzz ndax Casa Sport mais dañu koy demander rek li lay rasul que gestion wu am réew wala commune wala collectivité territoriale bokkul ak gestion institution financière bu mu def mukk suñu gestion na mu ñu defoon ba mu nekkee PCA bu Crédit Mutuel du Sénégal bu ko téyee bu mettee na continuer téye ko bu safee na continuer téye ko bu mu dawal gaal gi ba ci digg géej gi mu sànni ñu wasalaam ci lu wér ayca ñu doxantu ba ca village bu Njambaxaki commune bu Toubatoul diwaanu Thiès foofu askan wa ci ay jafe-jafe képp la ñuy dund ndax nag amuñu courant ngir ñu maanaam recharger seen i portable sax ay kilomètres la ñuy dox man ko daal di chargé ndox ma mateew fa ba noppi it bërëbu fajukaay ba ci ab tur képp la Fallou Sow yor seen kàddu ñu teewlu koox Mbaytal Xuma. dañu constaté ni sunu jigéen ñi sonn nañu ndax boo demee si ñu doon tibbee xorom ba tey jii noonu lañ koy tibbee li si gën a metti bu nu demee Ndar di ko jaay à des prix dérisoires nañ koy jaayee beneen bi si des ñu jóg di dem si toolu tubaab bi di noyyi ay produits yoo xam ne feebar yi mu leen di jural kenn xamul lu mu doon est-ce que dañu war a toog seetaan bu nu toogee ba naan zircon bi mi ngi fi bu nu toogee ba naan gànjool am na gaz tey déggatul si lu xew war nañ nu si leeral bu nu toogee ba naan suufu gànjool jeex na bu nu toogee ba naan embouchure bi mi ngi Tassinère gii ñu naan embouchure de Saint-Louis ñun la jeunesse am nañ si part de responsabilité est-ce que dañu war toog seetaan devise u gànjool autrement xam nga mooy lan la foi la force et la ténacité on va changer le gànjool incha allah. ayca ñu jeexalee Birahim si àndax Mass Ndiaye ca Linguère foofu ak campagne de vaccination 2021 bi nga xam ne door nañu ko ca ranch bu Dolly commune bu Thiel ministre bi ñu dénk ko wàllum sàmm gi moom ci boppam moo fa dem moo tax délégation ba mu sa àndaloon ñaax na sàmmkat yi ñu dem ñàq ji seen i jur ñu vacciner leen ndax nag ñu mën a mucc yenn ci ay feebar ñu teewlu bi le reportage. ñun jigéen ñi de moom coono la ñuy jànkuwanteel ñun jigéen ñi. ndax hôpital bii ñu ne am juróom-benn si weeru octobre atam 2021 sa ranch bu Dolly nekk su commune bu Thiel fa la kii di ministre de l'élevage Ali Saleh Diop dorteel campagne nationale de vaccination. dañuy ubbi campagne bi nga xam ne dañ ñàkk jur gi te mu war a dem ba mois de mars ci at bii di ñëw ndax ndeeteelu jur gi dafa bari am na ñu koy xayma ne boo ko jëlee ci misaal
fukki mala téeméeri mala yi yoo gis yoo jël ci at mi ñaar fukki ak juróom danañ dee ndax feebar. moom mu fésal ne ñàkkum njur gi am na solo lool. loolu nag bu ñu defee campagne de vaccination ñàkk ko li doon dee day wàññeeku at mu jot Sénégal gii ñu dëkke dana jëggaani ci meew lu toll na ci 300 ak juróom fukk ay millions ci litre ci meew. muy jural gafeka réew mi lu toll ci fukki milliards ak ñaar. campagne ñàkkum jur gi mu ubbi dina am ci weeru octobre 2021 ba mars 2022 fii suñum réew di Sénégal. voilà le député du peuple ñàkk jur gi de vacciné leen lu am solo la waaye nag sàccum jur gi war nañ ko gën di xeex. ñàkkum jur gi sax bu fekkoon dafay doon lu général wala ñu tegal nit ñi ay schéma yu fu ñuy jaar. mais éleveurs yi xam nañ ni daanaka vaccination yi privé gi moo ci ëpp doole mais pas public gi ni ñu ko annoncé ni mu nekk grande pompe. du noonu lay tase. effet d'annonce la rek. non du noonu lay tase. dañuy jànkuwante ak ay jafe-jafe yu doy waar ñaata fas ñoo dee ci nawetu ren bi ndax dañoo am jukki nii mooy kii boobu mu wax. équine boobu mu wax noonu. jukki ni la ko wolof di wax. ñaata fas ñoo dee ci at mi ñaata mbaam. ñoo ci dee vaccin yooyu bu ñu seetee ren jii nii ministre bi am na ay éléments yu nekk ci ay gox gaxaat. dëkk bi amoon na feebaru bëy est-ce que jéem nañu recenser ñaata bëy ñoo dee. ñaata bëy ñoo loro te ñi amoon bëy yooyu noonu xam nañu ni ku ci dawul rabattre ci côté privé bi vaccin yi du continuer annoncé nañu xaalis bi ñu ciy def mais vraiment war nañu xool xaalis boobu fan la jaar damaa foog ni mbay mi élevage gi dafa mel ni mbay mi. et bu weesoo loolu càccum jur gi moo ci gën a doy waar ànd ak agression bu doy waar juñu ko sànq nga xam ne dañu waxoon dañu koy criminaliser ba léegi criminaliser wuñu ko. gis nga maam bu ñu waxante dëgg. élevage bi dafa desee am loxo yu mu nekk donte mu ngi dox ci Sénégal mais ñi koy doxal mooy privé yi nga xamante ni bii ñu ngi koy jàppale ci seen biir mambay bu amee bëgg a jaay te du am fu muy jaay ma jaayal ko. mambay dinaa ko utal cible. jàppalante gi am ci diggante éleveurs yi rarement nga ci gis taxawaay bu ministère bi yor lu jëm ci wàllu élevage. bon jamono Samba Ndiobène Ka vraiment minoon nañu ko ci ay déplacement am vraiment xamoon nañu ko ak sàmmkat yi xamoon nañu ay démarches yu muy def. mais nag bu fekkente ni bii ñiy def élevage prestige comme Birahim Touré nekk millionnaire wala milliardaire am benn ferme boo xam ni espèce yëpp nga ci biir am verger boo xamante ni bii ginaar yi fi ñu nekk sax moo dàq fi nit ñi di nekk. nga dem nemmeeku verger boobu am ak moom affinité mu am accès ci yow bu financement génnee mu dem du loolu mooy élevage da ngay def comme Rwanda am style boobu nga xam ni bul xeebal Mame Mbaye Ndiaye benn bëyam bi mu am. mais doxagul ni ñu ko annoncé ni du noonu lay doxee te du noonu mooy xeex tawat yi nañu jël comme style Oumar Sow bu bergerie Khadim Rasoul comme Wadjika am na ay sàmmkat yu nekk Sénégal yoo xam ni ñu ngi doxal ci wàllu sàmm mais ci côté privé la mais comme ni ñu koy annoncé nii yow booy dem sur le terrain di xam ce qui se passe da nga naan non li ñu annoncé Rancho de Doli xanaa ñun suñu gox yi bokkuñu ci xanaa Saloum bokku ci xanaa région yu Thiès bokku ci xanaa région de Fatick bokku ci xanaa Tambacounda bokku ci donc problème yi dafa bëri. jaajëf le député du peuple rendez-vous 13h. Inch'Allah 13h. Inch'Allah ci 89.7 Birahim. réunion baa ngi lay xaar. waaw ba ci kanam inch'Allah. ba ci kanam. jaajëf ñu dalal Pape Mante Mboup ci tàggat yaram. Jam City ak Dougar maa ngi laa nuyu. nu koy tey. le grand maire Tëngéej. lijjanti waaw loolu leer na moom. yow de est-ce que teggul la tax. ndax xam nga maa ngi ci liste yi surprise la. éliminatoire CAN féminine mu mel ni kon Sénégal moo dominé Libéria. waaw jàppale nag kon démb Sénégal ndam lu yaa nag la am ci kaw Nigéria juróomi benn bal ci dara seen bit yi sax ki ko dugal moo di Awa Jaxate moom benn bit la dugal Ngenaax Njaay moom def ab triplé doublé bi nag kii di Mama Diop moom moo ko amal Sénégal nag soo xoolee. ci boobu la jogante nag dafa maîtriser lii di waa adversaire am de Libéria ci tàmbali gi ba ci nag cappaandaw ga kon ñu teewlu ci ki leen di tàggat di Mame Moussa Cissé ak Mbaytaal Xumo
donc bi ñu ñëwee ñu defaat jàngat yi xool adversaire bi aussi gis ni dafay jouer défense individuelle donc il fallait écarter parce que suñu joueurs yi bu ñu écarter rek da ngay gis ñoom ñu topp leen donc dañuy libérer espace bu bëri je savais que ci terrain bu baax ak ci terrain bu yaatu dinañ sonn trop et je pense que tey aussi xale yi bu fekkoon ni gën nañu tueur gën nañu doon assassin tey match bi mënoon am score bu gën a rëy bi donc joué nañu match bi maîtriser nañ ko adversaire bi quasiment sonaluñu benn yoon dugal nañu juróom benn bit ci match bi ñu félicité xale yi pour seen production. Sénégal nag gannaaw ba mu gagné ñi di waa Libéria kon xam na nag ci tuuru mujj gi ban équipe la fas yéene laalal muy nag équipe bu Mali nag di fàttali moom moo éliminé ñi di waa Guinée en tout cas lu ci munti am Sénégal nag dina nag taxawaat bu baax a baax ngir nag amal wàccaay gu mucc ayib ngir nag mën a qualifié ca Coupe d'Afrique bi ñu fa amal foofu ca Maroc waaye nag Sénégal xam na bu baax a baax Mali ndaxte bu ñu fàttali ko ci février ci atum 2020 Sénégal moo ko daanoon 3 ball ci dara ci final gu doon amal ci zone ouest A ñu teewlu ba tey kii di Mame Moussa Cissé. léegi nag histoire Mali moom beneen histoire Mali moom beneen histoire la dinañ am temps jàngat ko saytu ko mais gën a liggéey ci suñu bopp parce que xam nañ ni équipe bii ñu yor am na potentiel bu ko permettre mu gën a dem ci kanam ay xale nañu am na loo xam ne bu ñu ko gën a liggéey ak ñoom je pense que ni bu boobu. dinañ wax leneen li ma mën a wax daal après nag très tôt bientôt ñu dellu si waat si liggéey bi parce que li ñu desee si temps bëriwul mais xale yi aussi il faut que ñu souffler il faut que ñu décompresser je pense qu'on va avoir quelques semaines de répit et après on verra avec la fédération nan nañuy fexe pour continuer préparation bi parce que vraiment li ñu bëgg mooy dem Coupe d'Afrique. li ba tey ci éliminatoire CAN féminin bi ndax xam nañu léegi 21 nations yu nga xam ne ci 22 yi war a yi qualifié. waaw en tout cas jàppale daal 21 nag réew yi nga xam ne ñoom ñu ne nag jotagum nañ qualifié ngir nag ci nag tour bu mujj bi bokk na ci équipe yu mel ni Nigéria bi nga xam ne nag moom dafa éliminé Ghana kon Kenya Burundi Zimbabwe Afrique du Sud ni ko noonu Tunisie Sénégal ak Côte d'Ivoire ñoom sax ñoom démb nag taxawaay gu am solo lañu def ci yooyu lay éliminatoire. Togo moom dafa nag am ndam ci kaw Sao Tomé mi nga xam ne dafa déclaré forfait ni ki noonu tamit Djibouti ak Guinée équatoriale jot nañoo nag qualifié gannaaw seen ay adversaire Rwanda ak ñi di waa RD Congo ñoom tamit dañoo déclaré forfait kon équipe mel Namibie Cameroun Mali Burkina Faso Gambie ni ki noonu Éthiopie Burundi Zambie Botswana ak Gabon ni ki noonu Guinée Bissau ñoom tamit validé nañ seen ticket ngir nag lu jëm ci tour bu mujj bi di fàttali ni sax di boobu le tour dinañ ko amal nag ni ki février ci atum 2022 phase finale CAN féminine 2022 nag dinañ ko amal ni ki ñaari fan jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weerum juillet foofu ca Maroc. ñu bàyyi la nga yegg ñu kon résultat programme mu championnat européen bi tey jii. dañ koy nag door ak nag Espagne mi nga xam ne day wëyal seen fukk ak benneelu bëccëg waaye nag jàppale ni ki démb nag Villarreal bu nag attaquant sénégalais bi di Boulaye Dia ñoom dañoo nag def match nul seen diggante ak Cadix 3 balles partout la ñu def jàppale sax doomu sénégalais bi nag di Boulaye Dia bi nag mooy bitam bu njëkk gannaaw bu mu nag signé ab contrat foofu ca Villarreal kon ñu jàppale sax moom mi moom délivré nag ab passe décisive permettre kon équipe am mun a def match nul seen diggante ak Cadix 3 buts partout Alaves bu nag militaire sénégalais bi di Mamadou Loum Ndiaye ñoom ñoo gagné Elche Mamadou Loum Ndiaye sax moo dugal but bu tax ñii di waa Alaves am ndam ci kaw Elche Espagnol ak Athletic bu Bilbao 1 but partout la ñu def kon tey jile bu 18h jotee Mallorca mooy dalal ñii di waa FC Séville 18h Grenada la ak Getafe 19h30 Real bu Madrid ak ñii di waa Osasuna ci Italie dañuy wëyal seen fukkeelu bëccëg Serie A bi 16h30 ci diggante nag Juventus la ak Sassuolo Sampdoria mooy dalal ñii di waa Atalanta bu Bergame Udinese ak Hellas Verona la 18h45 Cagliari moo ci laale ak AS Roma Empoli ak Inter Milan la Napoli bu ñoom Kalidou Koulibaly nag moom ni ki ëllëg nag la ñu fas yéene laale ak Bologne démb nag jàppal ni Venise moom dafa daanu ci kaw Salernitana 2 bal ci benn Spezia ak Genoa 1 but partout la ñu def AS Milan moom moo daal ñii di waa Torino ñu jeexalee ko rek ak lu jëm ci wàllum Angleterre ñi nga xam ne dañuy wéyal nag seen ñeenteelu tour League Cup kon tey 18h45 Preston nekk ci D2 bi mooy dalal Liverpool bu ñoom Sadio Mané Burnley ak Tottenham la Leicester ak Brighton Stoke City nekk ci D2 bi mooy dalal Brentford
West Ham ak Manchester City démb Chelsea moomoo daan ñi di waa Southampton gannaaw ba ñu defee nag benn ak benn ci teg dóor ya ñeent ci ñett la mujjee. Arsenal moo daan ñi di waa Leeds 2-0 Queen's Park Rangers moom jàppal ne Sunderland moo ko éliminé ñett ci benn ci teg dóor ya kon temps réglementaire bi 0 but partout la ñu def. ñetteelu bëccëg nag journée en retard ca France Nice mooy dalal ñi di waa Marseille bu 19h jotee kon Mambay lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum